19 ak décision yi nga xam ne président de la république Macky Sall mu ngi koy jël au même moment nga xam ne population bi fu mu toll nii ñu ngi xeex di fipp ngir rek am lu ñu dundee le président de la république conseil des ministres bi ñu génn le 3 juin bi passé nommé na kii di Moussa Sy le maire de Parcelles Assainies au poste du président du conseil d'administration bu port autonome de Dakar mu mel ni comme la population ñoom fu mu toll nii ñu ngi jonkuwante ak lii di coronavirus mais président Macky Sall moom am na agenda politique bu caché ban lecture am ci événement yooyu. mooy mépris bu mooy faral di wax rek parce que gis nga nit bu la wejjee yërëm la respecté la yenn yi du ko def mooy même chose bi nga xamante ni ministre de l'intérieur defoon na ko. ni korité bu kenn julli ji ñëpp toog am naqar am lu leen métti trop parce que am na ñoo xamante ni toog nañ 3 mois mënuñu gis seen ay njaboot. yow mi nga xamante ni yaa jiite yaa jël boobu dogal ñu gis la nga dem sa dëkk. julli fa ak say njaboot nga jël say photo di ko partager. xam nga nit ki boo leen jiitee waxuma yërëm parce que man duma kuy commandé ay yërëm ak yooyu noonu mais buñ la joxee ay responsabilités c'est que dañuy xaar ci yow nga delloo ñu respectabilité bi nga xamante ni moom lañ la jox. gis nga bu ñu ñëwee président de la république Moussa Sy mooy mujj mais période bu crise bi gën a metti si nañu jël PCA wu Grand Théâtre di ko nommer. c'est-à-dire mënuñu ni Sénégalais yi faites des efforts l'heure est grave que il faut ngeen voilà xaalis amu fi il faut ngeen jéem a changer seen i habitude da ngeen xamante da ngeen lii da ngeen laa ba Sénégalais yi commencé toog di déglu mais yow nga tourner au même moment di continuer di sa agenda politique nga koy jéem a xool na nga koy ñoŋalee te effectivement nomination yu mujj def yëpp c'est pour préparer les locales c'est-à-dire ñun dañuy dund di sonn nit ñi am ñoo xamante ni ñi ngi ci ay conditions yu doy waar. lekk ñu naanuñu boo xoolee qui sont les nominés boo xoolee benn Moussa Sy transhumant la. te le président de la République Macky Sall ba mu ko kii rek ba mu ko accueillir au niveau de Benno Bokk Yaakaar kàddoom bu mu yëkkati woon moo nekk j'ai pêché un gros poisson. donc poisson boobu lee tey yóbbu na ko port autonome de Dakar. waaw non xam nga président Macky Sall moom dama koy faral di wax dafa war a réconcilier wu ak candidat Macky Sall. parce que gis nga candidat Macky Sall amul ku ko gën candidat Macky Sall bu Sénégalais yi fal amul ku ko gën li mu ñu doon dig ci rupture lu mu ñu doon dig ci bonne gouvernance mais malheureusement bu dafa falu rek mel ni président bu ñu fal ak candidat bi dañoo wute. donc effectivement la patrie avant le parti c'était juste un slogan. non waxuma sax slogan parce que slogan sax dina exister fenn mais dafa nekk loo xamante ni kenn gisu ko fenn parce que boo gisee li fi xew mooy nan laay fexe ba consolider wu au pouvoir jël ñi nga xamante ni dañu te foofu nag dam ciy remercier le président Macky Sall parce que gis nga ñu fi gënoon a rëy ay wax. ñu fi doon taxaw di naan man gor laa man lii laa man laa la mais tey jii ñooñu ñëpp président Macky Sall wan na seen vrai visage. c'est le cas de Moussa Sy. Moussa Sy ma koy nuyu au passage mais man mënuma comprendre nit ngay rabaisser wu. ci yenn niveau yi ku taxawoon ni gars yi dañ lay jëndee PCA wala directeur man duma jar loolu. man gor laa wax fi ay wax ju rëy. tey nga taxawaat fii bërki démb rek mi ngi xalab li nga xamante ne mooy gestion Covid bi. mais dafay dem ba après mooy li ñuy wax rek. ban repère la jeunesse bi di war a am. non seulement repère bi dafay tegu mais parfois dañuy wax ci dama ko bindoon sama benn téere man la présentez-moi un politicien honnête je vous présente une prostituée vierge. bu demee ba ñëpp na jël politiciens yëpp ba ku ñu ni da ngay politique sax mu ni déet du ma politique bul ma waxati politicien man homme politique la war na mën a tax na ñoom ñu jéem a xoolaat seeni bopp parce que man mënuma gëm ay besoins existentiels wala alimentaires tax ni yow. li nga xamante ni say conviction la li nga xamante ni da nga doon taxaw wax ak sénégalais yi ñu gëm la am fu ñu la teg nga xëy suba parce que ay PCA parce que ay 2,5 millions francs 3 millions tax ngay jaay sa ngor loolu nag bu amee ci politique bu ñu paree jël ay ñi nga xamante ni ay nit ñu honnête nañu ku mel ni Abdou Karim Gueye ku mel ni Assane Diouf ñoo xamante ni dañuy liggéeyal seen bopp ñuy naan dañ leen di daan parce que dañoo xamadi yaakaar naa ne xamadi weesuwul taxaw ak sénégalais wax leen lii def le contraire xamadi weesuwul ngay jël alalu askan bi fi nga xamante ni fu situation gën a metti nit ñi di toog am ñoo xamante ni am benn étude bu ni 23% des sénégalais dinañ obligé ci 3 repas yi ñu obligé sacrifier benn ci 3 yooyu noonu pour ñu mën a continuer seen dund am ñoo xamante ni waxuma la sax ay études yooyu parce que études mënul jël yëpp en charge ñi ngi taxaw ci mbedd bi di yarwaan yow ngay jël ay nit di naan da ngay jox ay honoraria di naan da ngay signer ay décret loolu nag du kenn le seul responsable et l'unique c'est le président Macky Sall du Moussa Sy du keneen
mais président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo ñu ni woon l'heure est grave que le Sénégalais yi def ay efforts nañu changer suñu ay habitudes moom mi nga xamante ne moo ñu digoon gouvernance sobre et vertueuse moom mi nga xamante ne moo ñu woon du dépasser 25 ministres moom mi nga xamante ne moo ñu woon lépp li nga xamante ni ci ay mauvaise gestion la bu faloo dina ko fi jël dina dooleel ki nga xamante ne mooy Cour des comptes mais moom moo changé te dañ koy woo à chaque fois di ko rappeler li nga xamante ne mooy ay promesse am parce que bu delluwaatee nekkaat candidat Macky Sall yaakaar naa ne dina bañ a waroo ak askan bi parce que askan bi boo déggee actuellement li ñuy wax dañuy naan président bi de trahir na li nga xamante ne mooy ay promesse électorale am te effectivement beneen fait d'actualité bu defee la chronique la semaine passée moo nekk libération du député Bougazelli mu nekk aussi beneen libération boo xam ne dafa ëlëm xeli askan bi parce que koo xam ne ñu jàpp ko ci flagrant délit ci affaire yi faux billets nga xam ne rek boo demee dëkk bu mel ni ay États-Unis foofu loolu crime la tey jii nag ñu ne la justice sénégalaise libéré na kii di Bougazelli une libération provisoire boo xam ne teguñ ko fenn au même moment ñu tëj kii di Abdou Karim Xrum Xax ak Assane Diouf ban lecture nga am ci justice à deux vitesses bi nga xam ne dëkk bi mun koy doxee. waaw non nekkatul sax justice parce que justice mooy ki nga xamante ni dafay da nga koy jox ay faits mu lire le droit mais malheureusement ci affaire Bougazelli bi bettul kenn parce que koo xamante ni man mosuma gis nit ku ñu jàppee flagrant délit ñu bàyyi ko mu ñibbi këram convoqué ko lundi mu dem ba saa yu ko soobee doogay dem di wuy ji section de recherche c'est-à-dire man lecture moo ci am mooy dañu nekk di décrédibiliser li nga xamante ne mooy liggéey suñuy institution mel ni gendarmerie ak section de recherche ñooñu kenn mosu leen xamee politique kenn mosu leen xamee yenn mbir yi bu ñu la jàppee dans le sac rek c'est parce que am na lu ñu lay tuumaal te lu ñu lay tuumaal loolu boo moytuwul 90 wala 95% dafa nekk loo xamante ni dëgg la mais yow mënuñu comprendre nga nekk ci dëkk boo xamante ni li nga wax léegi ñu jàpp ay nit pour ay délit d'opinion maanaam am nañu benn xalaat bu ñu wax nee nañu wax ji teggin naan tegginewul encore que il faut ñu xoolaat lan moom lu teggine ak lu tegginewul parce que définition teggin il faut ñu xoolaat ko bu baax ci Sénégal bii ñu ne yow ñooñu nga jël leen jox leen li nga xamante ni mooy mandat dépôt wala kenn ki nga condamné ko au même moment ku ñu jàpp mi fowe alalu askan bi di naan dafay jël di def ay faux billets nekk aussi un député du peuple image yu Sénégal ñu jël di ko yàq ñuy toog di ko seetaan te koo xamante ni encore une fois dafa nekk mais aussi il faut ñu comprendre que moom kese moo sañoon taxaw ni président Macky Sall am na troisième mandat am na droit à un troisième mandat donc peut-être daf leen di utile bu ñu paree ci feebar bi ñu profité génn di naan way troisième mandat parce que aussi kii moom kese ka fi sañoon taxaw di wax mais daal li ma ci jàpp comme lecture mooy constitution Sénégal dafa ni les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Donc où est cette gouvernance sobre et vertueuse bi nga xam ne le président de la République Macky Sall jaayal nañu ko parce que dañu gisee ne le cas Khalifa Sall gis nañ fast track bu ñu ci def le cas kii li nga xam ne mooy doomi Abdoulaye Wade bi Karim Wade gis nañ fast track bu ci état bu Sénégal di def ñu gis ne à chaque fois bu ñu épinglé ñi nga xam ne féetoo nañ ci pouvoir ci ay camp ñu gis le président Macky Sall jël ay dossiers teg ko ci coude bi donc où est cette gouvernance vertueuse? Est-ce que fàtte ko Fatick ba muy ñëw man loolu laa yaakaar de dama yaakaar ni président Macky Sall ba muy dem defi ji serment am dafa fàtte gouvernance sobre et vertueuse ak li mu doon dig askan bi parce que boo gisee li nga xamante ni effectivement li nga koy waxee nii CREI yi ba ñu toppee 8 dignitaires kenn ki Ousmane Ngom mi ngi ci président Macky Sall te bañ ko joxee interdiction de sortie du territoire Macky Sall da ko dugal ci avion génn ak moom c'est des faits qu'on rappelle ki nga xamante ne mooy Bougazelli wax nga ko léegi dañ ko jàppee flagrant délit maanaam koo xamante ne dafay foowee ay xaalisu di defar ay faux billets en même koo xamante ni c'est-à-dire même bu nekkoon sax dañ koy tiiñeel rek ba tey dara amagul mais c'est un député député dafa am loo xamante ne mooy li ngay représenté mais bu ñu ñëwee Bougazelli mi nga xamante ni entre guillemets faussaire la mooy représentant du peuple kon nous sommes un peuple faussaire. kon tey est-ce que jotul ñu libérer kii mel ni Abdou Karim Xrum Xax ku mel ni Assane Diouf ak tous ces gens yoo xam ne ñu ngi prison di xaar seen ay jugement mais gis nga Abdou Karim Gueye nga may ma rek ma taxaw foofu. damay dégg parfois ay sénégalais yoo xamante ne xamuñu ko di ko juger en mal Abdou Karim bu ko nit ñi xamoon Abdou Karim nit ku jullite la nit koo xamante ni du sax jox loxo jigéen. nit koo xamante ni Abdou Karim du wax ak yow sax si gi xool la. nit ku kerse la te boo gisee ces luttes yëpp moom amul lenn lu muy xeex pour sa propre personne. mais xoolal
avant mi fii feebar yaakaar naa buntu Jeanne d'Arc lañ ko mujjee jàpp. Après si la feebaree ñëwaat di continuer son combat. Mais amul benn besoin existentiel bu nekk ci ginnaaw feebar bi. Abdou Karim ba mu feebaree sax ba ñuy naan dina bàyyeeg du bàyyee ay ndir ñëw ni dañ koy dimbali mun leen soxlawu ma seen i ndimbal parce que alal askan bi ngeen di foowee kooku tey jii. un homme de principe. merci kooku tey jii Sénégal bu ñu amoon jeunes yu mel noonu. bu ñu amoon 10 wala 15 yu mel noonu nga defee ni Sénégal du weesu fii du weesu ay homme politique di taxaw di defar ay faux billets ñu jàpp leen tey toog 3 jours 4 jours ci contexte yoo xamante ni ñëpp a ngi wax waxu épidémie ñiy profité di leen génne te kenn du ci wax tey mënuñu toog mënuma comprendre Assane Diouf ñu ngi ko fekk këram à 5 heures du matin. 5 heures 30 du matin maa ngi dégg commissaire Keita di naan way yoon may na leen ko xamul kenn xamul. c'est-à-dire yoon 6 heures du matin la wax ba 21 heures. te ñoom bu ñu mënee dem jëli ji koo xamante ni nee nañu dafa wax saaga mais d'accord y a pas de souci mais bërki démb ba tey am na ma naan bërki démb semaine bi ba tey am na benn décret bu nekk ci dëkk bi di circuler. ñoom nee nañ décret bi existé wul maanaam am na ñoo xamante ni ñi ngi foowe suñu souveraineté ak suñu indépendance di foowe signature président de la république te ba tey déggoo procureur saisir tey bu ma toogoon fii ma toog ma ni président wax ci loo xamante ni lu ñàkk teggin la fii ci bunt bi nañ may xaar donc est-ce que tey jii honorabilité président de la république moo ëpp njëriñ wala moo ëpp dayo li nga xamante ni mooy suñu souveraineté est-ce que tey jii dañu war a jël ay ñi nga xamante ni ay Abdou Karim Gueye nañ ay Assane Diouf nañu ay Guy Marius Sagna ay activistes ñoo xamante ni dañuy fàtte seen i bopp parce que bu nekkoon seen i mbir kese bu nekkoon pour jéem a def li nga xamante ni pour comme nu gars yi di def dóor benn 2 minutes 3 minutes ñu jox la benn dara nga dem toog yaakaar naa ni kon ñu ngi woon ci leneen te Abdou Karim dafa am yoo xamante ni daal bi tey il faut que sénégalais ñuy def preuve de retenue te ñu bàyyi ay détails xam nga lan laa tuddee détail nit que bu waxee saaga yow teggil saaga bi nga teg fële nga déglu li nga xamante ni mooy contenu message bi Abdou Karim lan nga koy toppee koo xamante ne musul am benn antécédent judiciaire bu dul ay jàpp yoo xamante ni parce que ay manifestation la Assane Diouf ñu tooñ ko dem jëli ko États-Unis jiñ ko terrorisme état bu ko jiiñ terrorisme tey jii mu jàkkaarloon moom nga defee ne du am benn genre mépris envers cet état donc ñooñu ñu tooñ mais Sénégal xamuñu ko tooñ de ku fayu nañu xam tey jii bu ma la waxee dara wax la lu ñaaw nga saaga ma du ñu waxati man de yow miy saaga nañuy wax donc il faut qu'à un moment donné ñu xam ni saaga weesuwul jàkkaarlu sénégalais yi ni leen jox nañ leen ceeb jox nañ leen pat jox nañ leen suukar na ngeen ko sommi na ngeen ko naan te pourtant personne ne s'est indigné par rapport à ça te bu kenn waxee tey jii wax ju rëy ñu ne non kii dafa xamadi il faut que ñu xoolaat notion wu xamadi ak nëgëm dañuy bàyyi sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk dans l'extrême urgence dañu nekk ci ay conditions yu doy waar ay douche bu ñu demee ba première dame di dem ci banlieue Dakar di tabax ay douche bu ñu demee ba tey jii ngay gis ñoo xamante ni ñi ngi dëkk 1800 personnes ñi ngi dëkk ci biir Mbëbës. après 60 ans d'indépendance 60 ans d'indépendance ngay dégg tey jii ñuy transporter ay nit ci ay charrette au même moment ñun la sa président de la république oto bu muy dawal 1 milliard lay jar loolu lan moo ko gën a doon insulte. par rapport ak sénégalais bi nga xamante ni pour mu jënd lu mu lekk lu mu dundee sa problème la par rapport xale bi nga xamante ni war na dox 8 kilomètres pour mën a dem ci école am te bu demee ci école am ci abri provisoire la ñun la ñuy fowee ay 1500 milliards di ko def ci ay terre te pourtant ñooñu bu ñuy def ñu taxaw ñu leen monsieur le ministre léegi benn Abdou Karim Gueye bu taxawee wax benn Assane Diouf bu taxawee wax benn Pape Makhtar bu taxawee wax ñu ni ñii dañoo xamadi ñii dañoo réew dañoo lii donc il faut que ñu xoolaat bu baax a baax lan mooy notion réew lan mooy notion indiscipline ak lan mooy notion mépris parce que yaakaar naa ñii ku la mépriser nag nga mën koo insulter te ku la woon mépris yaakaar naa ne amatoo benn looy xool ci respectabilité parce que ñoom bu ñu respecté woon du ñu jël suñu alal di ko fowe du ñu nekk situation pandémique ñi signé ay PCA di jël ay nit di leen nommer di leen caser pour di waajal ay élections locales te boo xoolee déjà ñu fi nommé PCA yëpp c'est pour préparer des zones yoo xamante ni Ousmane Sonko ñi ngi koy ko ci sud bi fii ñi ngi fexe parcelle bi ñu gagné ko ñi ngi waajal seen ay avenir ñoom lu leen intéressé ñi ngi ci mais lu intéressé askanu Sénégal newuñu si bu amee ay Sénégalais yu jug di wax nag lu ma si gën a métti mooy ay Sénégalais yi ñooy toog taxaw di leen naan ñii dañoo def lii ñu ne dañoo def la man du ma déglu saaga boo saagaa sax garaawul xam lan lay déglu parce que message yu 2 heures de temps wala message yu 45 minutes nga jël ci lu ci gën a ndaw mooy saaga bi yaakaar naa ni kon yow loolu moo la ci intéressé man lu ma ci intéressé mooy contenu bi te contenu bi lu Abdou Karim Gueye wax ngay wax te yàlla rek tax te am na ci dëgg ba mu ñëwee ajjuma dañuy julli ci ajjuma boobu bàyyi nañ di ñu julli ci Assane lan la wax def na ay propositions yu importantes mais yooyu yëpp
gisoo ko koy partagé xam nga nañu partagé xorom seeg poobar beeg yu kenn xamul. donc pour dire que nit ñi waruñu ko réduire ci li nga xamante ni mooy une partie du discours te loolu aussi médias yi am nañ ci responsabilité bu mag. ñu wax aussi beneen fait d'actualité avec la remise en prison du président Hissène Habré après 2 mois de liberté provisoire ban jàngat nga am ci retour en prison kii di Hissène Habré mu mel ni comme fii dafa mel ni justice sénégalais moom amu fi doole loolu moo tax mu delluwaat prison. waaw mais xam nga Hissène dañ ko génn woon pour des raisons sanitaires nee woon nañu ni mënul nekk ci kaso bi mais man sans problème mooy Hissène est-ce que dafa ëpp dayoo sénégalais yu fa nekk sàcc ginaar dafa ëpp respectabilité ñeneen ñi nga xamante ne dañ fa nekk pour yeneen délit ba ñooñu ñu bàyyi leen ci kaso bi moom mi nga xamante ne luñ ko jiiñ ñoom ñoo ko jiiñ ñoom ñoo ko jiiñ tëj ko ci ay mbir yoo xamante ni ay rey nit ay crime ak yu kenn xamul ba noppi yow feebar jot nga ni moom dañ koy génne ñeneen ñi dool ñu génne te lu ci gën a doy waar waxuma la ñeneen ñi nga xamante ne ay prisonniers nañ de mais personnel pénitentiaire bi génnatul pendant 3 mois semaine bi dañ leen commencé libérer mënuñu ñibbi seen i njaboot xam nga yenn yi mooy li ma la wax léegi Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu mériter tous les privilèges ak ñoo xamante ni dañu war a souffrir di accepter lépp lu ñu leen teg rek ñu tegoo ko mooy ñi nga xamante ni nag ñooy baadoole yi. mais est-ce que benn instant les Sénégalais amuñ ci part